seen sabu Sontana seen restaurant festival ñoo leen di may seen émission suñu week-end. ay ci salaamaaleykum mbokk yi salaamaaleykum mbokki xarit yi nuyooti nañ leen ziare leen gis ngeen tamit tey week-end bi nu mu taaroo waaye en même temps tamit gis ngeen week-end bi nu ñu ko débuté waaye tamit gis ngeen week-end bi nu mu neexee tey nag ñu ngi nekk ci samedi 10h jot ba tegal ñaari nen ca gannaawam actuellement képp koo xam ne yaa ngi jàkkaarloog ñun du ñu bàyyi xel góor jigéen mag ak ndaw nuyu kilifa diine kilifa di waaye nuyu actuellement ñi nga xam ne ñoo ngi seen place moo xam nga nekk ko ci internet bi duñu seetaan en direct ñoo ngi lay jaar bu baax a baax waaye ci kaw noonu damay nuyu ñi nga xam ne ñoo di suñu partenaires yi di ñu jàppale saa su nekk du ñu bàyyi xel ñoo ngi leen di jaajëfal ñoom tamit mënuñoo lim ñëpp waaye incha allah bii di ñëw dinañ ci dugg ak ñoom ndax tey nag dañoo ñëw ngi def première partie bi mbaa ñu teg tànk bu njëkk bi dañuy gërëm tamit ki nga xam ne moo nekk instant bi ci régie bi ak caméraman bi ku ci mel ni Alaaji Bara daal di ko jaar bu baax moom Falilou Mbacké daal di ko jaar kontaan ci moom bu baax sang bi jaar nañ la waaye ci kaw noonu nag tey nag lu ñu toogal fii xam ngeen ko mi émission boo xam ne dafa tudd suñu week-end bu ñu ne suñu week-end nag dañoo fas yéene dund ko week-end bu neex week-end boo xam ne lépp lu ngeen soxla da ngeen koy fekk ci biir du équipe bi lii kese la waaye am na ñu des dañ naan loo gis ci àdduna rek da nga koy defal cepp am na ñoo xam ne ñu ngi ci gannaaw boolu ceeb lañ koy def rek ba bu seen ñu indil leen kenn waaye nag tey dama ànd ak sama ñaari ñi nga xam ne tarkala dañoo taaw ñi nga seen xeetu sañse seen xeetu sànneeku seen xeetu teg la tànk man daal xam naa ne bu ma doon tànkam lu ci ñoom laay jaar waaye ci kaw noonu nag seen biir émission mi suñu week-end dañoo fas yéene ànd ak yéen ci week-end bu neex suñu week-end seen week-end bu ñëpp bokk ci kaw noonu ma daal di jàll ci benn wet bi fekk fa ndaanaan bi daal di ko ziar bu baax sang bi ziar naa la ci loo nekk ziar naa la DJ la di nuyu si ami télé internet di leen nuyu ñoom ñëpp nekk si turam ak santam di leen naan ba noo leen tooga ndax yeewu ngeen ci jàmm te gis na ni ñu ngi si émission suñu week-end te xam na ni ku ne suñu week-end moom yëfi ku ne la te ku yeewu toog jàkkaarloog DJ la jàkkaarloog sama doom yaay élément bi kon loolu dafa nekk loo xamante ne dañoo war a ñëw yaatal ko ba mu yaatu ku ne gis ci boppam dafa nekk lu neex loo xamante ne dinañ leen ko jox tey ñoo ngi ñëwoon nag yéen ci seen rubrique sport ak xaar leen ma képp kuy sportif tamit xaar ma képp koo xam ne doon woon def sport ki nga def sport loolu mooy daal fu waay nekk rek da nga ko fekk ca fa mu nekk def ci moom loo xam ne dina ko yëg ngir mën a defi sport loolu am na solo mu ngi noonu sport dafa bokk ci doomu aadama léegi ñu ñëw ci yaatal bi waaye damay jàll ca beneen côté ba daal di fa fekk koo xam ne nee naa kenn dootu ko laajteel le contournable laa koy tuddee si loo nekk sant naa la naka sa yëgaay mu ngi nii rek sa balaa baax na may baax noo ko avié sama grand frère yow est-ce que amoo jabar di ma ko nëbb mën naa nekk tamit non ba nga def loolu daa bëri doole aja mu ngi noonu nuyoo laa ñu tuumal bon da nga wax bonsoir à tout le monde maa ngi leen nuyu yéen ñu toog ci plateau bi di nuyu yéen ñi nga xamante ni yéen a toog di seetaan seen week-end sama week-end mais suñu week-end di leen wax baal leen ma baal naa leen parce que wax yomb te suñu fi toogee rek bëgg nañ ngeen di bëgg te ci bëgg ngeen di bëgg bi xam naa ne après dañuy ñëwaat rek doo ci yéen dugg ak yéen ci tendance bi quoi lépp lu xew ci musique rek di ngeen ci xam dara incha allah su suñu week-end lay xew ay ci mu ngi doon capp ci baaraam moo xew waaye tamit mooy émission bu am solo émission bi nga xam ne ñëpp dañu yow matinal bi bëgg ko dund ak ñun waaye tamit bëgg ko yëg comme ni ñu koy yëgee nee naa lu nekk ci xol bi kenn du ko far waaye nag damay nuyu ñi nga xam ne actuellement ñoom tamit ñoo ngi jël seen connexion duñu bàyyi xel ci internet bi gis nañu commentaire yi gis nañu partage yi kontaan nañ ci bu baax a baax Ndeye Khady maa ngi gis sa commentaire waaw li ma sañse gis nga ni ma def waaw ki ma génnee fii nag kenn dootu ko laajte Cheikh Abima borom Kaolack maa ngi koy jaar bu baax Cheikh gis naa fi ma def ñëpp kontaan nañ ci bu baax a baax waaye yéen balaa ñuy dugg ci actualité bëgg naa ngeen wax ma ku leen sañseel ba pare waaw da nga ma simple la xam nga boo yeewoo fajar tey ku ne la balaa kenn waay fa nekk couleur boo xamante ne non da ngeen a sàcc meew tey xam nag Sénégal lu ndal fubal match yi passé mu def ñaari nen moo tax waaye da ngeen a sàcc meew non da ngeen a sàcc meew nag sàcc lépp weex maanaam la saal bi weex kon lépp war a weex barkalla tey man ki fi jaar mooy Touré Saloum xam naa ba émission bi waa jeex dinaa jàllale numéro incha allah ku buggaa bi maare da ngay jaar ci moom initiative lay jaar moom lay jaay moom foo ko fekk moom da lay sañsel ba nga bëgg ndeysaan day def tur bi xool lu baax ci yow xool lu baaxul ci yow mu daal di ko defar ba mu baax kon dinañ dugg foofu xool la fa nekk aca sang bi yow ku la sàcc sama grand frère sama grand frère moo ma solal Gana Fashion non Gana Fashion moo ma solal mais nag xam nga rek balaa ngay génn da ngay laajte mama tata bàjjen umpaañ baax na nga soog a doon génn daal dem dama doon jënd ndekki nii de yow mii rek doon jënd ndekki man dama doon nelaw yi ci nelaw lañ ma yee tarkala mu ngi doon nee naa la Sénégal bu ñu sañcee ba yëg seen bopp da ngay gis sourire yi di gis reetaan yi kaf yi noonu la ñu koy dundee suñu biir émission waaye dinañ dugg fépp dinañ dugg actualité internationale et nationale info politique santé lépp dinañ ci ñëw dinañ ñëw tamit TikTok bi actuellement sénégalais yi dañu koy jëlee surtout tendance yi nga xam ne jamono ji ñu ngi koy jëm ci jamono sedd bi mamati dina ñëw génn ci cuuraay yu baax yi karité yu baax yi sama genre gi nga xam ne seen tànk yeeg seen tuñ yi day xar day baax ñuy jënd
fierté di ko gàndaayoo bu doxul ci poste dox ci loxo dama koy njëkkee ci tendance jamono ji ñu ngi jëm ci wàllum seddaay ku ne tendance xam ne xale yi dañu koy soxla mag ñi dañu koy soxla waaye tamit dinañ jëm ci li nga xam ne moo di artistes yi ci weekend bi ñu jugee gis nañ beaucoup de programme yoo xam ne am nañ fi am nañu jot a génne ay son lépp di ngeen ko am ma ànd ci ki nga xam ne nee naa dafa ouvert sang bi yaatalal ñu xool li nga indi tey. waaw foog ma dugg ci li ma indi tey parce que wax naa leen ko sànq comme que sa week-end la sama week-end suñu week-end également te gis nañ ci loo xamante ni jot na fee jàll ku ci mel ni Sidi Diop El Hadj Keita ak ki nga xamante ni moom mooy Talla Diazaka def nañ fi temps yu yàggul dara bëggal nañ fi seen i fans bëggal nañ fi seen fans ki nga xamante ni nii malgré que ni bëri woon na coow affaire yi bëri woon na coow avant mi ñëw parce que Talla indil fii El Hadj indil fii Sidi indil fii mais li nga xamante ni moom moo nekkoon l'essentiel bi def nañ ko mooy kat nit yi wuyu si nañ leen en plus fees na jeu de lumière gis nañ ko fa macha allah seen public bi bàyyiwuñu leen ginnaaw li ci topp mooy li nga xamante ni ki nga xamante ne ni moom mooy Pama Dieng def na clip boo xamante ne ni dafa doy waar en plus moom à chaque fois sooy seetaan clipam da ngay gis que ni day bëgg a imposer mode loolu lañ koy gis souvent ci ay clipam ak ki nga xamante ni moom mooy Ngaaka Blindé temps yi defoon na fi benn son classe ki nga xamante ni moom mooy Ngaaka Blindé parce que classe na ki nga xamante ni moom mooy Akhlou Brick ak Dip Doundou Guiss soo dégloo son bi da nga xool également nga xam ni carrément nekkul loo xam ne da koy nëbb dafa jaar directement ci digg bi donc gisoon nañ fi lu mel noonu mais gis nañ fi tamit gis nañ fi 3 top tendance yi nga xamante ni moom moo fi nekk actuellement ba Moustapha Nawel ak ki nga xamante ni moom mooy Authentic Zeus Fête bi Mr Cash ak ki nga xamante ni moom mooy Samba Peuzzi foog nga taxaw ci moom parce que gis nañ koy ni moom dafa taxaw pour jaay hip hop Sénégal au niveau international gis nañ loolu ci côté musique am ci côté style am tey moo tax gis nañ ko mu ngi nekk États-Unis di liggéey lu doy waar foofu noonu te xaar lañ ko bientôt di ngeen am album ak stade bu fees dell incha allah. ay ci mu ngi doon di ngeen am album ak stade bu fees dell waaw dañuy taxaw ci li nga xam ne moo di diggante Sidi Diop ak El Hadj Keita gis nañ moom li nga xam ne moo di concert am bi mu defoon mu defee ko biir fi nga xam ne El Hadj Keita mooy base am waaye dañoo gis ne El Hadj Keita dafa fees en même temps Sidi Diop dafa fees le te am nañu Sénégalais yi ñuy wax ne ñoom ñaar instant bi war na leen mën a teg même plage loolu yow en tant que waaw ñoom ñaar si c'est kenn mënul dem bàyyi moromam parce que ñoo toll génération bokk li ñuy def xaw a nduróo li ñuy def aussi te tamit ku ci nekk da nga am sa public macha allah moo tax ba gars yi créé polémique ñoom ku ci nekk xam nañ li nga mën ak li ngay def xam nga sa public moo tax ba public bi commencé di daw ñoom tiituñu ragaluñu parce que xam nañ fi ñuy dem te ñeme nañ ko donc loolu yaakaar naa que ne jëru woon sax coow bu bëri quoi parce que Sidi am na ay nitam El Hadj am na ay nitam macha allah. internet yi ñu ngi ñuy posé benn question mais Sidi Diop dañu ko gis mu def benn son tuddee ko pour delloo ci njukkal Saloum Saloum yi ñu gis ci kaw loolu noonu moom mu ngi doon waajal Belsi bi mënoon na woo Sénégal waaye da ko waayal li nga xam ne moo di Kaolack diggante boobu noonu lan nga ci yaakaar. waaw loolu méthode de communication la pour ñoom ku ci nekk dafa am noo xamante ni moom ngay doxalee sa communication te gis nañ que ni genre léegi ñoom ñu ngi gën a yeewu ci côté boobu quoi macha allah ñu ngi gën a yeewu ci côté boobu le fait que mu woo Saloum Saloum parce que Saloum Saloum war nañoo ñëw parce que su fekkee wax nga Dakar Sidi Diop dafa bàyyi waaram Dakar ba pare te mu ngi ci ba léegi pareegul donc c'est normal mu woo Saloum te des na ak ñeneen ak ñeneen et j'espère que ni nga dem woo leen incha allah. on a dit kontaan nañ ci musique sénégalaise mu ngi dem gis nañ fi toll nii musique sénégalaise fu mu teg tànkam nga ñëw ci instant bi ñi nga xam ne gis nañ lépp lu ñu génne dañ ci boole madu et tendance yow loolu da nga ko yaakaar ne yokkute la ci wala. si parce que mënoo gis nga musique dafa yaatu musique mënul dem bàyyi tendance mënul dem bàyyi mode en plus showbiz lay wax c'est normal d'habitude yooyu noonu di ci feeñ de trop maa ngi la koy wax sànq léegi ku ci mel ni Samba Peuzzi dafa am liberté ci li muy def en fait dafa am liberté ci li muy def dafa firi ci li muy def firi na ci li muy def ci côté style am ci côté ni muy rabee genre chaque jour nga gis ku ko classe mais moom waaye gars yi ne Samba Peuzzi xamul day dundal jigéen non moom wax na ko sax pourtant gars yi ñoo ci bàyyi xel rek man nee na man damay musique rabul kasa yam ci parce que mu ngi jàng waaye rock salsa reggae genre kon xaar leen lépp ci moom parce que ku am talent la te bëgg na leen def aussi. ay jëmu ngi doon boo ko wax moom Samba Peuzzi nee na ku mënul bawoo lu yàq yow waaye tamit kii def te mënoo bàyyi ñi mën ñi def kon ñun ñi mën ñu ngi ciy jëm a teg baaraam ba xam dina baax dina cool waaye yow ana looy indi ci loolu. waaw li ma ciy indi mooy maanaam comme li mu wax El Hadj Keita tëgg na fii Sidi Diop tëgg na fii donte Sidi moo fekk ji El Hadj réewam teewul ba ñiy bëggee El Hadj bañ ko bëggee ñiy bëgg ci bëggee Sidi bañ ko bëggee maanaam ñun sénégalais dañoo faral di baaxoo benn affaire maanaam yow fi nga dëkk rek bul foog ni ñëpp
mën nañ la jox boobu. waaye soirée bi bu ñu seetee ñu ci ëpp Médina la ñu dëkk. ñi si ëpp Médina lañ dëkk booy Guédiawaye si la ñuy doogaay ñëw ñi jóge Pikine ñi Kër Massar mais ñi ëpp Médina lañ jógee am na yoon dañuy béggee Sidy Diop am na yoon dañuy béggee El Hadj Keita maanaam ku nekk sa wërsëg la nga war a lekk da nga koy lekk nit yi dañoo war di bàyyi ne kii dafa ñëw dëkk kii tey moom moo ko def lii kii na ko lii wala lii non non da nga war a ñëw xam ne yow lii sa wërsëg da nga koy lekk tey waa Médina ñëpp buñ dawoon dem ci Sidy Diop waa Kër Massar war a Guédiawaye waaye Pikine di nga gis ñu bëri daw dem ci El Hadj Keita tey li ma ci maanaam musique sénégalais dañoo war a xool fi mu mën a rafetee fi mu gën a war a mën a rafetee ku ne doxalee noonu parce que ñun ñëpp ñoo bokk ndey ak baay ku ne la ngay am sa kër nga koy yóbbu ku ne la ngay am sa kër nga koy yóbbu loolu ban nañ ci bàyyi xel. mais pour man dama jàpp que ni ñoom parfois gis nga loolu noonu polémique yi daw noonu daf leen di arranger de trop parce que loolu mooy doxal ñoom seen métier en fait. tant que wax fii waa kay loolu exact loolu des fois moom mooy doxal li nga xamante ni moom mooy seen métier te showbiz nag la ñu wax dugg Sidy Diop bi ñu bëri ñu ngi wax naan Sidy Diop ni mu duggee mënoon na gën a attirer nit ñi parce que Sidy Diop gis nañ ni mu duggee dafa ñëw ak beneen ànd ci ñi nga xam ne ñooy ay fecc katam léegi ba ñu yéegee ba ci kaw ni mu génnee am na ñu ne dafa sedd waroon na mën a génnee nu gën a professionnel noonu. tey lépp ci staff bi la ku nekk ak sa gis-gis. non wax leen mu leer wax leen ñi nga xam ne ñoo yor mise en scène am mënuñu wax leen. non man tey du ma man tey foofu damay da ngaa bëgg tey da ngaa bëgg xanaa du ma ndékki ah bëgg ndékki waat de damay génn ndékki waat léegi doomu yaay. non li mu way li mu fa def neex na waaye ñi ko defar mise en scène bi des na wax leen ko parce que tamit. déco yi lépp macha allah dugg si bi ñoom ngaaka dar ko bàccum lépp macha allah tey génnam ak duggam tey maanaam ci xëy na dafa sonn xëy na mun na sonn wala kii xaw ma xaw ko tànni xeer xëy na dafa sonn. am na jot nañu def foofu benn xeex te tamit dañuy wax ne Sénégal tollatuñu foofu noonu dañoo toll milieu boo xam ne milieu nañ àndu dem tollatuñu milieu buux naa la taxaw xam nga ku toll ni Sidy Diop war na mën a wala ñi ko wër war nañ mën a dépassé Sidy Diop bi ñëw ñuy buuxante di xeex ba yenn yi di ci am ay suñu bokk presse yu bëri ñu ngi leen di masawu am na ci ñoo xam ne seen i caméra yàqu nañ fa loolu du lu jaadu du lu rafet. mais je pense que ni Sidy Diop bi moo nekk premier spectacle am boo xamante ni moom ay engagement boppam la te en plus peut-être expérience bi peut-être mën na des parce que c'est la première fois si lu ma yaakaar bokk yaakaar naa kenn bi mooy premier concert am yoo xam ne moo gën a mag ci moom donc pour man mënuñoo compléter parce que premier événement mënoo dajale lépp pour man lenn rek moo ci am importance li nga xamante ni def nga ko nga gis ci ay faay biir ñëw fexeel ba mu la dal c'est ça. ayca muy noonu loolu moo di dëgg waaye ba tey dañuy taxaw ci li nga xam ne moo di fa ñu teg suñu baaraam gis nañ tamit fan yi ci ñu génn nippi di barki démb rek la ñuy wax Ousmane Sonko ak Guy Marius Sagna gis nañ ñoom tamit réew mi yëngu woon na lool waaye dañuy masawu ñi nga xam ne jot nañ cee am ay gaañu ñu ci loru ñëpp ñu ngi leen di masawu gis nañ en même temps après génn di wax ne Sénégal jàmm la ñu ci ñaan ñun réewu teraanga la réew mi dafa nekk réew boo xam ne ay kilifa ñoo ko téye kon dañuy bàyyi xel ne réew mi waruñu ko taal waaye dañ ko war a talli nuñ koy tàllee nag mooy dañu koy def ni tali ku nekk rek jàpp ne xool yi gis-gis yi kàttan yi yëpp benn la ñu ngi ciy ñaax loolu askan bi dañ wax ñu dama xel bañ ak dama xool dañu jaaree noonu daal di përx ndollu ci li nga xam ne moo di sport ànd ci ak ndaanaan bu mag bi le coach. waaw dañuy takkale rek tey moom liñ leen indil maanaam ci tàggatu yaram bi bul fàtte ni mercredi lañ jógee ci 5e match boo xamante éliminatoire coupe du monde 2022 ñu gis gaynde def benn prestation fële ca stade Kébé ñu ngi woon Omé ci capitalu Togo te ku ne gis na ni tey Sénégal li mu football ñu ngi génnee ci 1-1 ñoo ngi ñëw ba 90e minute temps additionnel kooku di Habib Diallo génnee ñu si gis nañ supporters yi ku ne di kaaf ñii ne dafa des ñii ne Aliou Cissé lan mooy problème am tey ñu ngi jëm ci coupe du monde boo xamante ne tey ñun war nañ am yaakaar goo xamante ne war nañ ci mën a génn te dafa jot ñu bëri loolu la ñu wax Aliou Cissé bii nekk 66e match am fii ci équipe nationale def na fi 6 ans 8 mois ñii ne Aliou Cissé lan moo ko war a manqué effectif bu baax parce que soo gisee joueur Sénégal ñëpp a ngi ci club gu mag ñëpp a ngi ci club gu mag te boo gisee ñi ñu doon football ak keroog ñuy Togo joueurs yi nga gis continent Afrique la ñam ñii ñu ngi ay Irak ñii ñu ngi ay Israël te tey ñu biñ demee saytu bu baax nit yi ñu bëri kontaan nañ ci prestation bi ngi def ñu ngi nii suba dañoo war a jouer benn match suba di dimanche dañoo war a jouer benn match fee ci stade de Thiès ñu nekk Congo tey li ma gis ci commentaire yi maanaam mooy dafa des parce que 6 ans 8 mois nga def ko ci équipe
ñu ngi préparé coupe du monde 2022 te CAN gi jiitu tey suñu xel tey na ci équipe bii nii ñu bëri loolu la ñuy wax man en tant que sportif li may mun a wax am nañ effectif bu baax mais nañu xool la moo ñëw ci soow bi ñu dindi ko parce que nañ ko waxta dee. lan nga jàpp ne moo ñëw ci soow bi. ñoo ngeeg moyen mais maanaam yenn def yi ci suuf maanaam yenn wax yi ci suuf wala yenn jàppal bàyyi matt ci suuf wala kii yooyu lañ war a parce que équipe nationale ñun dañoo tollootu foo xamante ne yenn yi war na fa am yenn yi war na fa am da ngay gis tey joueur bu war a fubal ñu war a fubal tey da ngay gis koo xam ne retard am na si benn joueur dafa war a fubal si tey mais mu jul ñëw parce que en retard la nekk tey da ngay gis ñoo xamante ne mënuñ nekk ci grand club ñu bëri loolu la ñuy wax man du samay wax mais pourquoi ñun Sénégal ñoo ngeek ay joueurs yu baax mais mënuñ fexe ba am résultat yoo xamante ne ñun dina doy dal suñu xel Sadio Mané muy génnaat 13e minute bi mu génnee nga gis dañoo pété 4-2-4 lañ mujjee joué. léegi balaa ngay jàll dañuy taxaw ci match bi passé ci ajuma bi defe naa ne ci ajuma bi la gis nañ tamit Sénégal match bi ni mu ko defee ay joueurs yi ñu gënoon a yaakaar lañ métti lu daanaka ci match yi wala ñoom nga gis gars yi gën leen a critiqué loolu est-ce que jàppoo ne Sénégal am na benn découragé bu ñu am ñoom joueurs yi ngir ci coupe du monde bi. non pour man décourage joueur tant que yaa yow nee nga joueur football moo la tax a jóg pour man waroo nekk ne da ngay découragé wala. lii moo la tax a jur yow leen la sa peuple ngay teewal parfois dañuy tooñ joueurs yi mais du joueur nañ xool li ci ginnaaw parce que mënoo ñëw am ay joueurs yu compétent joueurs yoo xam ne dañuy jouer régulièrement su amee ñu dul jouer ay 5 ngay gis wala waaw 6 mais gars yi man li ma wóor ba wóor yi ñu war a xoolaat moo ci ginnaaw parce que joueurs yi ñoom macha allah. léegi su ñu gisee Aliou Cissé depuis bi muy def yaakaar ngeen ne war nañu am Coupe d'Afrique. waaw. léegi war a nekk la. foo ko tënk. loolu war a nekk la. nga même laaj ko parce que gars yi nee nañ Sénégal mooy équipe mooy Brésil fi nga xamante ne moom mooy Afrique. léegi damay laaj léegi ma laaj la ñu jël première. léegi yow pour yow lan mooy solution bi ba nga xamante ni coupe bi war na mën a ñëw. non coupe bi ko jom rek fulla ak fayda maanaam yow li tax ngay dem yow di xeexi tey boo fàttali ko lu bëri ci sa ginnaaw te yow dara dina la ko mën a jaral. Sénégalais dafa mun bërët mais pour nga yegg fa nga war a yegg tey dëgg la am nañ équipe bu baax mais nañ demee suñuy xel ñàkk nañ benn coupe d'Afrique ñàkk nañ sax ñaar mun naa ne ñaar parce que dem nañ Cameroun 2002 je sais pas ñu ñëw fii ñàkkaat contre Algérie final léegi ñu toog et là mënuñ toog ne dañoo bëgg coupe di wax rek am nañ joueur yu baax Aliou Cissé du ma ko blâmer coach bu baax parce que mu ngi wan ay résultats mais doyul ñun ba lu ñu gis moom doyul dalul xel tamit. man mënuma d'accord toujours Sénégal ñu ne Aliou Cissé coach bu baax la waaye doyul wala dafa am lu mu manqué wala Aliou Cissé daa am lu ko dese wala dafa desee gëm boppam wala dafa desee wax ak yenn booy léegi te toujours dañuy gis ne bu gagné Sénégalais yi daw àndaat ak moom kon yéen Sénégalais yi des ngeen a gëm Aliou Cissé parce que bi ngeen ko gëmoon da ngeen ko jàppale comme yeneen réew yi. samay wax man ñoom ñooy wax man ma ñëw di leen waxal lu samay wax da ngay gis ne Aliou Cissé non warul coacher Sénégal Aliou Cissé amagul lu mu mën a coacher Sénégal amul bopp pourquoi pas kii ñëw pourquoi nañ ko bàyyi tamit mu demee xelam parce que ah non moo ñëw final loolu dëgg la xam nga tey man tey sénégalais laa ko moo ñëw final loolu dëgg la mais maanaam tey bu ñu waree dem ba lu mel ni coupe d'Afrique war a dem coupe du monde tey war nañ moo ne ay comme li El Hadj Diouf di wax rek équipe boo ko mënee da nga koy dóor waxuma la neex fii di fonté ma wala di karaay da nga koy dóor ba mu yëg ni dóor nga ko dóor ko ay 8 saako bu demee xam ne kii lii teen xoolal mercredi bi xoolal waa Togo li mu fubalee maanaam dañuy nawetaan góol bi day tulli tëdd jàpp yuuxul ñu ne lan point de côté toog sama joueurs yi toog fële ñun dañoo dem ba Sadio Mané dafa génn ñëpp ñu ngi naan Sadio Mané mooy élément clé Sénégal te tey mun nañu am benn joueur keneen ak am nañu ko sax de am nañu ko de. am nañu ko de dañ leen desee gëm wala ñu desee leen li ñu wan Sadio Mané ba mu wane ni mu mel ñu wan leen ko parce que sénégalais loolu jikkoom la. moom yàggul lañ ko élu ci joueurs yoo xamante ne bokk na ci joueurs yi gën a riche en Afrique fii nii bokk na ci koo xamante ne tabewaayam yaruwaayam tey suñ demee bay def xubba ci joueur boo demee bay def xubba ci joueur
dem ba imam Arabie Saoudite def ko bës joueur kooku exemple la te Sadio Mané dafa war a nekk koo xam ne dañoo war a roy ci moom muy ndaw muy mag tey ñaanuñ yàlla ñàkk ko heure bi parce que dafa baax ci ñun ñaan nañ yàlla jël coupe bi ak moom dem ba coupe du monde wane suñ bopp du ma waxee naan dañuy dem coupe du monde noonu lu ñu am jëlee mun nañ ko jël dañuy dem jël coupe du monde bi indi ko maanaam mais ci kaw ngëm-ngëm mais ñun ngëm-ngëm lañ manqué wax mën nañ ko mais ngëm-ngëm bi lañ manqué. ngëm-ngëm la ñuy manqué xam naa dinañu jàpp benn bis boo xam ne balaa ñuy dem ci Coupe d'Afrique bi dinañ ñëw kër su nga tegal ma yow sa classement naka nga koy déroulé ak gis nañ instant bi c'est sénégalais yu bëri ñu ngi nekk bitim réew bëgg a ñëw football fii ci réew mi tamit nga ñëw càmbaral ñu ci yooyu noonu parce que loolu tamit lu baax la nga teg ci loxo ay kër su damay teg foofu sama loxo nga yeggali li ci des. ak comme ni nga ko waxee rek bëri na ay joueurs yoo xamante ne ñu ngi extérieur yoo xamante ne ñu ngi rêvé bëgg ñëw équipe nationale joué ko waaw faa dafa am koo xamante ne dafa ma ne coach tey maa ngi Maroc ne dama bëgg ñëw équipe nationale ma ne ko tey booy yu bëri dañoo yàqanti génn pour ñu am sélection équipe nationale. Aliou Cissé yàggul dara bi mu jëlee benn booy ci foot local bi jëlee ko Tëngéej indi ko tey booy maanaam boo gëmee li nga gëm teg sa tànk fi nga war a teg sa tànk yàgg-yàgg di nga ji équipe nationale Sénégal mais xam nga ni dëggu arabe yi tant que amoo sélection équipe nationale munoo intégré sax ci seen centre day metti torop booy yi foofu war nañ fa xalaatee parce que football nekk na loo xamante ne comme ni ma def Sénégal moo yor jamono te foo nga am baralon si mim jamono waaw maanaam sa doom tey bu signé tey benn contrat rek xam nga ni coach day dem toog fee di seetaan maanaam daal booy nañ gëm seen bopp xam ni yàgg-yàgg day ñëw loo yàgg a gëm day ñëw. mu yàgg bawul dara léegi coach dañuy dem ci sport ni mu amee solo ci doomu aadama bi nga càmbaral ñu foofu. tey maanaam boo koy tudd rentabilité sport sport lu mu la mun a delloo tey coach yeewu na même su ma deful dara naan ndox soo mënee footing benn 12 minutes dox sax comme ni ko sama yaay booy di defee dox benn. coach da ngay jóg war ñu footing parce que am nañu ñoo xam ne xamuñu ko faa ba jóg. non da ngay gis koo xamante ne. da ngay gis koo xamante ne tey non mun nga jóg mais footing maanaam nga def benn daw bu ndaw rek daw bu ndaw am na ñoo xam dañuy jaawale vitesse ak trottinette parfois da ngay gis koo xamante ne damay dem footing mu jàpp fërërëri daw mel ni koo xam dafa war a dem defi marathon ñun dañuy ay éthiopien da ngay ñëw toog endurance ngay dafa xool même kuy débuté waxuñ la ngay daw ay vitesse mais da ngay def ay fuule cokki yooyu dinañ ci ñëwaat da ngeen ma xaar beneen numéro bi dinaa leen indil ni ñu koy defee indil leen benn coach boo xamante ne mu ngi jóge ba Kaolack muy coach Sidi incha allah waxtaan ak moom te kale nañ dinañ leen ko ni si seen beneen numéro di leen wan entraînement nan la war a débuter te en plus balaa ngaa def entraînement da ngaa war a dem saytu médecin ñu bàyyi ci xel da ngay gis koo xamante ne day ñëw rek defal boppam gaañ boppam gis nañ ko ci saal yi gis nañ ko ci terrain football yi loolu dafa jarut ñu siy bàyyi xel coach yow nga foog ni vitesse yu bari yooyu noonu du la vider. non xam nga maanaam ku nekk ak li sa wàll maanaam sport tey fekkee man dawkat laa am na vitesse bi ma war a daw fekkee footballeur la am na lu maanaam tey su ma ñëwee war a entraînement da ngay gis joueurs yoo xamante parfois ma gis joueurs yoo xamante dañoo bañ daw trop joueurs yu bañ daw entraînement buñ ñëwee si terrain bi dégg ma de ñooy raw Mbappé maanaam ci ñoom lay nekk. da ngay gis yoon boo xamante ne buy def footing day daw jiitu ci kanam kanaan kii waa xol bi baax na bu duggee mais dafa def dara day gaaw sonn maanaam ni ngay travailler sa xol la oto sax bu bees balaa muy miin soo nga koy bàyyi muy développé. coach am nga fi question am na ku ne gis nañu jamono ji salle yi day fees dell ni sénégalais yi jëlee li nga xam ne moo di sport bi bëgg nañu xam ñoom est-ce que tamit war nañu mën a toog seen kër di jëm mooy tubaab bi ni ñu ko yóbbalee jël benn application def ko seen téléphone di ci mu leen di guider daal est-ce que tamit loolu war na. application yaa ngi fi application yi bëri na mais man li ma gënaloon DJ nga dem xooli médecin parce que ñëpp bokkuñu. yaa gis boo xam ne damay toog sama kër application laay teg toog déglu Siri Diop ba mu neex ma affaire yi yëngoo nga jóg fecc yow maanaam concentration maximale la laaj. su ma déggee daal sport dañ koy pare. te boo demee tey salle xoolal benn moniteur ba yaa gis ko dem salle toog gis maay booy xaanju toog saaf
gisal moniteur ne ko nan laa war a débuter man débutant laa nan laa war a def mu ne la nii ak nii ak nii. loolu la caméraman baaraam wax moom dégg naa bu demee sànni nii lay def. day mel ni ku téye table yu bëri. non surtout loolu parce que parfois da ngay gis koo xamante ne nii day bëgg a paire en fait léegi day entraîné koo xamante ne nii day gën a jël volume ki nga xamante ne dafa bëgg a am yaram moom mi gën a entraîné gën a vidé boppam. waaye wuy ma déggoo ma de Alamine ak keneen ak Mansour ak Chérif ñoom ñëpp noonu la ñuy def nañuy ñëw toog jël triceps wala biceps xale bi romb ñu may la jëlati ay may la fa ñu commencé une jeexalee vingt. loolu du tuddati sarme de. non loolu sarme du tuddati sarme de. noo ko tuddee. xanju yow. ay saaf mën ma tuddee ko sàppar bi. dañuy sàppar bi mbir bi. kay sàppar bi moom sàpp. non daal lu jar a bàyyi xel la bii de ñun ñëpp maanaam dañuy toog sport dafa nekk loo xamante ne jaamu yàlla la parce que wér gi yaram la tey mun nga am lu lay metti soo demee ci médecin bi lu mu lay njëkk a wax ndax yaa ngi def sport boo mënul sax daw soo mënul def yenn exercice yi doxal naanal ndox gu bari da ngay gis ku toog parfois tayal sama bopp day metti lii manque de sommeil da koy def yaram bu nagam da koy def mais boo il suffit que nga jug di def yenn mouvement yi yàlla jàppale la mais boo duggul pour yàlla jàppale dara du sotti. ay ci mu ngi doon boo bëggul ni mu ko waxee laa koy waxee waaye tamit boo def dañuy jàpp ne boo tëddee di nelaw nekk ci yoon ku la jàpp sa yoon day leer wala bu la fa ndox fekkee du def lu yóbbaale la nit ki mën a tëdd di nelaw la lépp dafa da ngay xaar mu ñëw fekk si la loolu am na solo coach waaye dañuy ñëw ci thème du week-end tey suñu thème du week-end mu ngi nekk li nga xam ne moo di gis nañ jamono ji jigéen ñu bëri laajatuñ ñaar dërëm ñetti dërëm juróomi dërëm 1 million 4 millions 5 millions loolu de xam naa Momar du gaaw a takk parce que démb nee na ma Ela man dañ maa laaj fukki dërëm waaye fukki dërëm yi bëgguma ko génne léegi parce que dama ko bëgg a doubler ci sëyu xale yu jigéen léegi dañuy gis ne ko ci joxul 4 millions 5 millions 6 millions 7 millions du sëy te loolu moo nekk tendance. non man je pense que ni ñoom peut-être ku ci nekk ak ni nga gisee ak ni ngay ak say dimension en fait mais pour man ñëpp yemuñu. parce que tey jii nii am na ñoo xamante ni ñoom jiitaluñu alal quoi. certes nag c'est vrai que ni matérialiste léegi dafa bëri torop ci jigéen ñi quoi. à la fin ñoom dootuñu xam sax lu ñu bëgg ak ki leen bëgg. problème boobu nag après le fait que xamoo li nga bëgg ak ki la bëgg rek yaa ngi créer problème mënoo gis amour. te ku gisul amour yow genre mën nga facturer loolu neex nga ne ma lii lay xaar. amoo bëgg-bëgg. Kër est-ce que jàppoon na tamit ñun góor yi am nañ ci responsable bu mag. ku mu ne am nañ ci responsable parce que ku ne yaa yor ca doom yar ko fa nga ko war a yaree nit ku baax ñëw ne coppit yóbbu tey kooku noonu di ñaan si tey mooy xool lu mu yéene xale bi mais am na ñoo xam ne tamit dañuy taamu am na ñoo xam ne dañuy naan sama doom boo yorul temps du ma ko may am na ñoo xam ne loolu entre yaay ak doom la parce que papa yooyu du ko lijjanti loolu papa du ko lijjanti tey man li ma gën a gis mooy dijee la am na ku muy bëgganteel jëbi am na ku muy bëgganteel yor na lu mu yor moo xale bu jigéen waxtaan nañ ne ko ah man de lii laa yor te bëgg naa soxna mais moytul yaay ji yëy noppam ne ko yow passé nga fii pour man jamono ji mayeetuñ dañuy jaay dama yàlla baal ci waxin bi mais mayeetuñ dañuy jaay. ni pañ di amee waañ kii marché suul am fañ koy jaayee wala jën ak yooyu jigéen ñi noonu la ñu war a amee marché buñ leen di jaayee nga ñëw tànn bi gën a baax. ah maanaam da ngay gis koo xamante ne tey dëgg la tey jigéen loo ko defal doyul mais tey loo toog xaar ko fa rek dana la fa fekk. man dama jàpp ne yow ku góor ki am na nooy taxawee ci ku jigéen ki moom lépp lu seen waa kër teg def na ci moom loo xam ne abadan du jël loolu teg ko sa kaw. parce que tamit war nañu xam ne suñu yaay daa am fu ñu yem ci ñun ñu am fu ñu yem ci ñoom war nañu xam ne tamit ne néegu sëy boo ca xasee dugg sa yaay ak sa papa sekki la ñu am la ñuy sekki nag mooy la ñuy toog sa kër di ko ñaanal mu sekki jur leen ak leneen yow boo ca xasee duggee ñu da ngay seeyi kon loolu day baax parent bi ci boppam bàyyi góor ki wala bàyyi ko jigéen ki mu dem ak xelam dem ak li ko yàlla jox parce que tey bu ñu yombaloon li nga xam ne moo di sëy wala may wala can yi bu ñu ko yombaloon mën nañ ne sax can fa mu nekkoon jugu fa waaye bu ñu yombaloon la ngay may soxna si wala la ngeen la war seen diggante ñaar ñu bàyyi leen ko amaana góor ñëpp takk neen xam nga parce que bu ñu xoolee tey suñu morom yu bëri ñoom TikTok bi mooy seen jabar am na ñoo xam ne TikTok 4 jabar lañ ci am ni ñu ci amee 4 jabar mooy dañuy xaar heure bi am na ki def TikTok wala am na ki def live wala heure bi dugal nañ parce que jigéen ñëpp soo demee TikTok dañuy génne seen fer yi génne seen ween yi moo tax nanguwuñu takk tey bu ma la fëggoon guddi na la ah booy ndax pare nga pour takk yow naa ma te TikTok ne fi
kon ça veut dire que góor ñi TikTok mooy seen jabar jamono ji kon day baax parents yi toggaat xam ne ñoom dañ leen yombaloon seen mbir jaf leen ko am na ñoo xam ne dugub lañ leen maye woon ca jamono. alors ca jamono nag. am na ñoo xam ne tabax néeg la nga doon leen maye. ñëw foofu noonu tey est-ce que jamono jooju tamit laajati na ko tey xale boo fi indil dugub dina la isa duma la fondeel. moo tax mais lépp ci ñun góor ñi la xam nga dañuy wax. si ko bëgg a jógee. mais pour man leen moo am importance. te xale jigéen bàyyiwuñu si xel. que ni góor bis bu la bëggee. yéene na la ay milliards malgré yoru ko. su ko yorul. yéene na la ay milliards. te comme li nga wax sànq léegi TikTok bi WhatsApp bi Instagram bi dañ fay fees dell en plus dañ fay def benn genre concours. sànq léegi yaa ngi wax live ay genre fees toiture ñu ñuy génne genre affaire yooyu noonu photo yu ñuy posté rek moo gën a doy waar. voilà. tuddeetuma ko réseaux sociaux man réseau social laa ko tuddee parce que maanaam. pour takk ñaareel de te TikTok fee mu fi pare pour takk ñaareel. réseau social la. mbedd la yow bul tey lu jar a bàyyi xel la lu jar a bàyyi xel la tey maanaam dëgg la ku ne féexal sa xol tey ñun ñëpp dañuy dox ci actualité mais maanaam ñu gën a def ndànk gis nañ fi vidéo yi ñuy génnee gis nañ lu ne maanaam jigéen balaa baax day sàng boppam sutura wallaay léegi li ngay gis ci mbedd yi dafa doy waar ñoo xam te dëgg man sama rakk tey am na nu muy comporté woo du ma neex sa rakk xam tey du ma neex mais maanaam tey ca yarin bala parce que tey bagage nga sol loo xamante ne romb sa yaay nii nga def yow maanaam jox nañ la boobu nga ne yaay tey sañse naa au lieu nga ne ko xawal nii li nga sol baaxul parce que papa yi amatuñ temps papa yi guddi ba guddi la ñuy ñëw kër ga sonn nu dem tëddi. sooy xool léegi parents yi sax ñoom ñoo gën a bëgg doomi seen bopp en fait. waaye day baax ñu taxaw ci li nga xam ne parce que tamit boo jëlee sa doom mu métti lool ci lal ba métti lool ci diiran ba nga koy yor ay guddi ay bëccëg nga jànkanteeg loolu ba sa doom judd nga taxawu ko lu ne mu def ko sa kaw ba mu màgg man jàpp naa ne bu la indilee ku mu bëgg war nga ko bàyyi mu dem ak conscient tranquille parce que tamit loolu mooy tax bu demee ci sëy ba mu jëfee la nga doon sëyee xam nga tey mënoo nekk ak sa doom nga sëyal baayam wala yow ko góor ki nga sëyal yaayam ba pare yow ñu takkee la fukki dërëm moom mu dégg loolu kooku dina xam baax li ko war ba duñ jël góor kooku noonu di ko defee jëfandookaay wala di ci xalaat iPhone wala pirig wala dara loolu dina dimbale kooku moo tax waxtaan ak sa doom dafa baax waaye tamit ci li nga xam ne man dama ci gën a taxaw mooy tey da ngay indi sa ki nga bëgg sa yaay na la laaj ko 3 millions fekk papa ja yëgul léegi nag imam bi ñëpp jël papa ja ngëw ko ca def ko téere te alors que moom yëgul wala dañ koo téye guddi xam la wax la gis nga feer yi dig yooyu am na ñoo xam ne guddi foofu la leen téye takk leen ñu diri ma wax la ko moo tax lu leen neex seen doom yi def lu leen neex seen papa yi def am na ci papa yoo xam ne seen doom la ñuy tëddee moo tax seen doom lu mu bëgg dañ koy bëgg ngeen xam loola lu bara bàyyi xel la lu wat a bàyyi xel la te tamit jigéen ñi ñoom ci bopp ñu xam ne ñun góor ñi fii leen jógee fii la ñu delluwaat jigéen nit bu la bëggee daw yi buntu fëgg ku ne lu ne mu jàkkonte ko ba yegg si yow ubbil ko mu yegg si yow ndax damaa xam ne tey man Ela bu may demee bay jël soxna ma ne aar carrément suñ kër buñ lekkee duñ naan amuñu tous wallahi lazim kooku di nga teel a xam bëgg naa bëggul dina ñaf rek parce que teel nga ko wax ne man ooma amuma waaye sama xol jox naa la ko lépp lu ma am par naa pour bokkee waaye amuma ñun góor ñu ne wax dëgg léegi dañoo të surtout jigéen bu rafet buñ ko timee day mel ni ñu dugal ñu cinéma rek duñ gis. jigéen ñëpp a rafet nag jamono ji jigéen ñëpp a rafet bu yeboon nañ def ndànk wallaahi te ñëpp a rafet loolu moom du samay wax maanaam tey nañ def ndànk rek surtout góor yàlla yi Baay Faal yi nañ jéem a def ndànk xam ne jigéen nañ koy wormaal tamit te jigéen tamit nañ wormaal seen bopp maanaam sëy tamit kenn ko pamte wala di koy yàqamti daa gis koo xam ne day yàqamti sëy torop xale jigéen ñi léegi lenn leen dugal ci sëy bi muy lal ba toog photo mooy seen kii yi nu mu tudd ci sax heure ménage toog selfie jànk gis ne de nii de laa defati yooyu de la ñuy wax moom lay doon madame temps lay doon waaw pare nañ ci ñoom maanaam yooyu lee ciy neex jeex na ku ci daw loolu ku ci daw am na ci ñoo xam ne dañuy sëy tey encaissé 3 millions semaine ñu amal la benn doom c'est fait contrat
am na ñoo xamante ne sax un mois du leen fa fekk am ñoo xam ne duñ fa xaar un mois dañuy ñibbi si waat. ndeysaan mu ngi noonu dañuy dugg tamit ci TikTok bi loolu dafa nekk li nga xam ne nañu seeti nag di rubrique boo xam ne dañuy gëstu lu nekk ci TikTok bi gis nañ tamit jamono ji mu tey àdduna waaye duñ ne Sénégal kese gis nañ tamit Afrique gars ñi dañu koy dundee gis nañ tamit ñenn ci tiktokeur yi yenn trophée yi nga xam ne ñu ngi leen koy jot a jox naam amul xaalis waaye dañ leen ñaanal xaalis leen fa waaye xaalis xaat si leen fa waaye xaalis ñëw daw jub ci yéen dañ leen koy ñaanal di ko ñaanal képp koo xam ne yaa ngi ci TikTok bi moo xam ñi bëri abonné ñi nga xam ne amuñ abonné yu bëri gars ñi da leen laal nag abonné yi day baax tamit parce que tamit ni ku jël temps am di def dara wala di jéem dara ngir rek bégal la kooku day war nga koy bégal saa su nekk waaye nag dañuy dugg ci ki nga xam ne man tarkaal dama ko sopp dama kaa bëgg ndax na mu mel Alaaji Baara damaa woo ba mu ñëw mu ne ma Ela loo jàng ci man Mère Binta man sa jàngatoo leen Mère Binta daa dem ba màgg doo ko bës ma ne ko loolu mooy bës plus tardé bës plus tardement ayca yéen ñaa ñi kan laa ciy muur bu mu jëm kaw nga ba roté ayca loolu am solo xale yi daal sopp daal Sénégal daal yàlla na yàlla defal jàmm. Mère Binta dama ko bëgg mu nekk maam booy boo xamante ne maanaam ni ñu daan tekki du weer awa tooñ ko tuuti tekki du weer de wallaay tekki du weer dem na ca Maroc mam baa ñu maamoo la kon mam baa ñu maamoo la non man damay nekk doomam non waaye yéen ñaa nag faaw kenn ku ci nekk toppandoor may Mère Binta nu mu def ku ko ci dàq 100 000 a ngi ne 100 000 francs non léegi nañ ko jox mbokki internet yi nañ leen ko jox léegi ñoom nañ ñu ko envoyé baax na ami internet daf leen ko ngeen toppandoor ko incha allah samedi bii di ñëw bu 10h jotee incha allah ñu daal di leen koy tegal en direct ngeen daal di ko am ñu ngi leen di xaar mën ngeen ko envoyé ci 70 641 47 98 day baax tamit ba tey ngeen defal ñu noonu képp koo xam ne yaa ngi ci TikTok bi bëgg ñu jàll sa vidéo mën nga ñu ko envoyé 70 641 47 98 en même temps noonu laay def daal di jàdd sama loxo laa koy juubal mu daal di moo koy toppal damaa bëgg nga jël vol dugal ma ci TikTok bi nga wax ma jamono ci ban artiste mooy toj ci TikTok bi. moo ko yokk niveau. Soriba sama taar bi moo ma yokk noonu. kon mën naa ne sama taar bi moo ma yokk noonu. ba animation non taar dafa doy waar. yaa gis nga li ngeen sajjee. non déedéet déglu ma da yeneen balaa kenn waat bi ngeen laal tey mun na yokku noonu. léegi dañuy suivre xale bi dañuy suivre xale bi nu mu ko defee ñu daal di ñëwaat léegi ayca waa Régis mën ngeen ñu may xale bi tarkal la nu mu def gis nañ TikTok bi am na solo réeg yi man lex yi dama man lii bu doon bañee man du ma ko denc guddi bëccëg laa koy kii en tout cas daal xale bi ay sama xol nee naa la je t'aime ayca temps sans plus tarder ñu daal di koy seetaan ñëwaat. jërëjëf daal di ko jaajëfal moom El Hadji Ba kontaan ci moom bu baax loolu am na solo en tout cas daal dañuy koy ñaanal gis neen vidéo bi am na solo yéen tamit gis ngeen waaye dama bëgg ngeen jàngat ci xale bi li mu sol toojaay bi man daal tooj xale bi ay bëgg naa nelaw ci kaw. xale bi rek nga ci gis. man tooj bee ma ci intéressé. man doo la comprendre yow seetaanoo son bi yow xale bi ngay dee. ku nekk la ko intéressé. madame da koy dégg. non madame dana comprendre xam ne instant bi maa ngi Dakar nekkatuma Kaolack. man challenge bi moom daf may faj franchement parler. parce que le fait que mu ni sama taar bi moo ma yokki noonu dama cee gis di Ela directement. dama cee gis di Ela. juumoo parce que damay suñu ko ñëpp naan ma Ela sa taar bi. ma xoolal fii moo am solo ma naan moo ma yokki noonu. te boobu way gu ko. mu ngi noonu di jaajëfal waa festival di leen jaajëfal bu baax gis neen ni ñu yaatalee ubbil ñi seen bopp may ñu sal bu yanji bi également tamit en même temps daal di jàpp ci suñu combat avant ñu yëg jox nañu ay lekk yoo xam ne tarkal la man daal soo gisee sax ma ne Serif bu ñu teg fii lekk yi parce que maa mënta di def présentation di lekk mënuma lool parce que ñes laa sant moo tax ma ne gars yi nañ ko tegaat fee ba mu pare en tout cas daal di leen jaajëfal non waa festival amuñ seen fataay bi hamburger bi macha allah non ku bëgg lu baax doxantu fi Dakar na mat non man xale bi ma ko jox dama kontaan ci moom boisson bi ni ma ko joxee nañ ko lenc bañ pare damay bañ nga caalik si Njaay laay bañ ñu caalik en tout cas daal dañ leen jaajëfal di wax ne kontaan nañ ci ñoom yéen ñu bëgg lekk yu baax lekk yu set
ngeen bëgg ay gâteau mbaa ngeen bëgg ànd ak seen i couple ñëw fii doxantu gis ngeen ni mu yanjee ñëw ñu daal di leen koy offrir ngeen lekk ba mu baax pare ngeen daal di àndaat dërul ci biir tapis rouge bi nga xam ne yéen a ko moom waaye également day neex ngeen pare doxantu ci pegg tali bi taxaw rek taxi romb la nga ne taxi dafa am solo yow da ngay lekk yoo xam ne li pare naa lekk ba rek ba pare fermi tarkal te ñu ngi pare lu doy waar mii ci kaw loolu dañ leen koy dencal da nga ko waroon denc da nga ko waroon denc da nga ko waroon denc ayca yow la nga ñu baaxee ci festival tey première émission bi dalal bi ñu dalal maanaam yaatu te man mbégte rek laa ci am parce que yombul nit ki ñëw jox la saal ne la defal lu la neex tey maanaam contentement laa ci am man dama gaaw a jooy moo tax bëgguma di wax ci baax nam naa say ronkoñ ndax man Kaolack amutoon géej de man maa jooy ba mu am géej benn tubaab di ma xool naa ma ji question laa la histoire laa lañ jox Kaolack man maa jooy ba mu am ndox léegi nag tubaab bi ñuy wax marijuana di ma xool ne ku wax lii rek ma may ko doomam bi naan ji maa jooy ba Kaolack am ndox man ji doomu tubaab bi naan ji sama yaa woo ko ma ne ma kii li muy wax yaa booy kii li muy wax tubaab bi ñu yaakaar lu ne lay wax nekk day wax Kaolack du am jën moo tax yàlla defal ñu xorom moo tax dañoo sax sàpp xorom tarkal yow looy wax ci waa festival. non nice parce que fi nga xamante ni seet seen lu wóor gars yi di ko wër bu baax nga ñëw ñu yaatal la jox la seen bopp macha allah kontaan nañ ci yéen quoi dina wax kenn day sax day neex incha allah. ñoom dañoo set civilisé waaye lépp lu ñu def dañ koy def ci qualification lañ koy def ci professionnel daal di leen jaajëfal kontaan ci moom yéen ñi nga xam ne yéen a ñuy bàyyi xel ñëw bëgg jàpp ci suñu émission bi di suñu week-end seen week-end bon week-end lañ leen di ñaanal di leen wax ñëw leen yéen sponsors yi partenaires yi incha allah dinañ leen bindal numéro service commercial bi ngeen daal di ci woote ay prix yu néew ñu jàppandante parce que nag ñoo ko bokk. duñ fàtte tamit ñi ñuy solal. man nga fël kii fi mu fël kii numéro yi tey ñu ko joxe waaw Touré Saloum shop numéro bi 76 790 30 88 76 790 30 88 Touré Saloum Sow ko bëgg daal xeeti baax sañse surtout seddaay mi tarkal man moom Gana Fashion moo fi jaar numéro am da ngay def 78 138 98 am na yu baax demal gars yi duñ la nax day neex. ayca mu ngi noonu man Cheikh Abima moo fi génnee Cheikh Abima bi nga xam ne mooy borom Kaolack Cheikh Abima bi nga xam ne nee na artiste bu solu Kaolack moom moo ko solal Abima dañu lay jaajëfal di kontaan ci yow yéen internet yi balaa ñooy dem ci internet yi da nga ni ñuy daal di tàggatoo. waaw tey man maa ngi. ngeen tàggatoo. nga xam ne moo ngi bëggee waa Kifne TV ñi bëggee tamit Prince di la nuyu yow DJ la di nuyu sam doom lay ji bi l'international tey dafa bu paree rek day simi jox ma li nga laal ci suuf nga laal ci suuf tey yéen ñëpp laay miiraat di nuyu waa Régi di nuyu Chérif di nuyu ñoom Mame Maté Mansour sama marché bi Alamine Zakapo maa ngi leen nuyu ñoom ñëpp di leen wax ni di leen jaajëfal xaar leen ci beneen numéro yeneen rubrique yu bees bii di ñëwee daax tey man dama kontaan te dama gaaw jooy damay bañ a jooy man daal jaajëfal naa leen yéen ñëpp di leen kontaanee. bon man damay wax macha allah alhamdulilah maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp Cheikh su ma limee fii damay jum mais maa ngi gërëm ñëpp macha allah dina wax kenn ngeen xaar ñu samedi bii ñëw incha allah ci yeneen rubrique incha allah te ngeen xamante ni ñu ngi waajal décembre bi nag clip vidéo son single lépp xaar leen ko day neex. ayca mu ngi noonu yemuñu fii dañoo ñëwoon pour teg première partie bi daal di leen wan ne nii la ñu koy duggee waaye nii la ñu fëggee suñu porte ñu bëri ñu ngi ci gannaaw ñoom Mamatee ngi fii ñoom Momar yeneen gars yi ñu ngi fi ñoom Kenza ñoom ñëpp ñu ngi nii taxaw soo leen gisee nii nag dañoo ñëw pour chaque samedi ñu bu 10h jotee jàpp ñaari nen ca gannaawam ñu daal di ñëw ngir bokk koog yéen dund weekend bu neex di leen ñaanal bon weekend di ko ñaanal ñëpp célibataire marié di kontaan ci ni ngeen ñuy bàyyi xel waaye tamit di kontaan ci suñu technicien bi Baara ak ñi mu toogal ñoom sëriñ di leen jaajëfal bu baax a baax waaye tamit produit yoo ngeen ñu gis ci suuf mi ay saabu yu baax di ay saabu yoo xam ne boo ko jëfandikoo di nga ñëw ba ci mën a elaan tarkal di leen jaajëfal di kontaan ci yéen ñëpp ñu ñuy bàyyi xel ci télé bi ci rajo bi ci internet bi TikTok Instagram fépp di leen wax ba samedi biir ñëw incha allah bon weekend. kenn jaaxleetul kenn toogatul di jàmmat benn métit ci yaramam kenn toogatul naan fii mooy métti bësal ma ak Santana sa santé day baax ñu jël ay gàncax yu ñu jëlee fii ci suñu réew moo xam li fi ñoom maam bàyyi woon mbaa ci àll bi boole ko ngir Sénégal yépp mën cee jot defe naa ne xàmmee ngeen saabu bii lii mooy saabu Santana da nga bëgg ubbeeku moo xam si sa liggéey mbaa ci lépp luy yëngu te gaaw ci jënd liggéey da koy raxas ba mu set yow mi nga xam ne sa yaram foo tollu day métti da nga sentir yokkute si sa bopp ak ci sa wér gi yaram yow mi nga xam ne
cat dala topp sonal la lool saabu Santana baax na ci lool day mel ni baaraas ci sa kanam làmmiñ bët bu aay lépp moo ci aay yow mi nga xam ne ndoxum siti dala sonal lool kii moo ci gaaw saafara baa ngi waxuma ko ñi ko xam te ràññee ko te yàgg koo jëfandikoo ñoo ko wax moo tax ma ñëw ngir baaxee la yow mi nga xam ne sa yaram day xasan foo tollu da ngay wokkatu bay bëgg a dee ni ki xoos miir soo jëlee saabu bi di nga tàggoog loolu lii de xéwal la lii de cant dong la Aba Jada Santana frotte bi baax ci yaram mag xale fépp fii métti mën nga ko fa diw foo ko diw waxuma la raay mu sedd waaye teg mun a noot ko laa fa gis yaa xam nga am lakk-lakk mbaa sa doom wala góom ak fu mu ko mën di am moo xam mi mag wala xale boo ko jëlee mu daal di koy faj ci sens yi yéen ñi nga xam ne da ngeen a bëgg a doxantu ba fi ñu nekk ñoo ngi nekk Kër Massar termisu 54 bi ci unité 15 bi mu ngi jàkkaarloog pharmacie Pascal yow mi nga xam ne mag dala dugg nga bëgg fa dem te dem bi jàppandiwul yow mi nekk si sa liggéey ak ci loo mën di nekk nga bëgg fa dem te dem bi jàppandiwul mën ngeen jokkoo ak borom jëf geeg gindi gi di ku yàlla baaxal di taxaw ci jàngoro doomu aadama yi mën ngeen koo woo ci numéro yi ci 33 959 38 07 mbaa ci 77 822 10 86 lii xewal dong la jàppandal la waaye yokkute dong la wér gi yaram la saafara la nit ku nekk war na xar tànk tubayam ci wér gi yaramam ndax sàmm nga ci sa yaram yow am cawaxte di gën a yëg sa bopp ci looy mën di yëngu dafa bokk ci dundal sa bopp lépp lu ma la limal fii boo ko sentiré ci sa yaram dawal gaaw du gis nga lii nu mu yànjee waaw xaaral ma dugg ci biir ndax ñam li ci biir seen poulet baax na seen pizza baax na seen fataay complet baax na seen burger baax na li ci neex kay ma wax la li ci neex li ci dàq ba gën a neex am nañ fi pâtisserie boulangerie boo xam ne dañuy defar ay mburu yu neex yoo xam ne da ngay sàqar mi bay bëgg a dee xoolal bii fast food lépp loo bëgg ci xeetu restauration boo demee daal di ko fay fekk yéen ñi nga xam ne da ngeen nekk couple mën ngeen fa doxantu ñu daal di leen yégal ci kaw jongoma fii neex na la xoolal nu muy yànjee te taar lool fu la neex ngay toog te dara du la déranger li ci gën a neex mooy yéen marié yi mën ngeen ñëw ñu daal di leen offrir ay lekk yu mucc ay sama jongoma waaw sama jongoma xoolal fi nga tey sexal ma bopp fii boo fi ñëwee di nga kontaan ndax dañu lay dalal ci dal bu mucc ay danga fi fekk ñu qualifié te mën seen liggéey boole ci set lool lépp lu ñuy def dañ ciy xool wér gu yaramu doomu aadama bi ndax seen serveuse yi dañoo set loolu te jongoma kaay leen ñam li ma ñam boo leen fi bëggee ñëw ñu ngi nekk ci hôpital bu mag bi bu Kër Massar jàkkaarloog école excellence yéen suñu client ñu ngi leen di jaajëfal di feddali suñu kóllëre ak yéen di leen wax dal leen ak jàmm